am mbégte lool tey si jiite jotaay bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel rapport bi kuréel gi ñu dënkoon contrôle bi ñu waroon def ci ndimbali état bi yëkkati woon ginnaaw bu mbas bi taxawee ñu tudde woon ko force Covid-19 mu doon alal ju takku ju suñu réew taxawloon mu toll woon si junni milliards yooyu ñu ne nag pour mu dox ak pour ñu dalal xelu ñëpp naam gouvernement bi moo yor dogalu réew mi loolu moom mooy li constitution wax donc mënoon na ko doxal sans mu jaar mu def li mu def waaye nag ginnaaw dama woote woon ñëpp ñu ñëw muy parti politique yi ci kujje gi yi ci majorité bi parlement bi institution yëpp société civile ak partenaires yi ñu ne pour taxawal alal jooju ak doxal ko ci yoon naa créé benn kuréel bu ñu tuddee comité de suivi jël ab général boo xam ne liggéeyam ak njubam ñëpp xam nañ ko muy général François Ndiaye ma dënk ko mu jiite comité boobu mu ànd si nag ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jógee ci bànqaasu réew mi li ñuy wax force vive de la nation ay parti politique yi ngi si ay opposants ñu ngi si maa ngi xool fii sama benn rak député opposant Toussaint Manga ak ay député sama jigéen bële député opposition Ñaaña Touré ñooñu nga xam dañu baal dara waaye c'était ça le but andi opposant yi nga xam ne ñu ngi xool daañu xule seen bët yëpp xool ndax lépp jaar na yoon andi aussi société civile andi waa majorité bi andi kuréelu réew mi assemblée nationale au conseil économique social et environnemental indi élus yi seen représentant ak yenn association de consommateurs pour que ñëpp xool syndicats yi ak patronat su ko defee bànqaas yëpp danañu mun saytu li nga xam ne yëkkati nañ ko ci alal ngir jagleel ko askan wi pour mën a wàññi coono bi nga xam ne mbas mi indi na ko ci réew mi loolu ñu am ci mbégte ndax da ngeen liggéey boo xam ne yéen ñi ñu fa jël décret nommé leen bañ leen nommé lañ leen gëj a gis donc ngeen def seen liggéey ci anam yu gën a leer yoo xam ne amul benn sikki sàkk boo xam ne nguur gi dana ko teg fu ne ngeen dugg fa seeti ministres yi dem bitim réew dem ci région yi saytu loolu nag expérience la boo xam ne war nañ ko dëgëral ci réew mi loolu moo waraloon ma ne nañu def kuréel bi partenaire itam fekkee ko ndax ñoom ba ñu wootee ñoom ñoo wuyu si sénégalais yi wuyu si def nañ lu toll si 19 milliards ci wàllu solidarité nationale biir réew mi nit ñi di def seeni contribution partenaires yi indi li gën a bëri ak état bi tam restructuré waat budget bi jël lu bare ci budget fonctionnement ak yeneen ñu dal di ko dugal ci force Covid loolu waral ñu dem bi am junni ci ay milliards kon loolu lu am solo la jotaay bi nag rapport bi ngeen ma jox daañu ko saytu ak recommandation yi ngeen ci def muy ay digle yoo leen wax xëy na buñ ko defee dana gën a baax waaye nañu sant bi nga xamante ni opération bu toll nii ci réew ci biir jamonoy mbas ñu mën ko def ba yegg si fii d'abord ñu consommer crédit yi ci nañu ko xalaatee woon kon loolu performance la ñaareel bi ñu def ko ci wàllu transparence muy lu leer loo xam ne ci la ñu doxalee liggéey boobule kon moo tax démb dama ne gouvernement bi ne ñëpp ñëw fekkee remise de rapport bëriwul lu remise de rapport tout le gouvernement ñëw fekkee ko parce que souvent dañuy jël ministre concerné mais là comme action globale la woon ma ne na ñëpp ñëw teewee ko ngir it ñu xool jàngat yi ngeen ci wax ak recommandation yi ngeen ci joxe nan la ñuy fexe ba gën a defaraat liggéey bi ndax yàlla rek mooy def lu mat waaye doomu aadama lépp lu mu liggéey faaw mu am lu ci matul donc loolu moom lu leer la kon maa ngi sant ñi nga xam ne ñoo nekk membre comité bi ak liggéey bi ñu ci liggéey loolu nag day wane ne bokk ci mbir wala bañ ci bokk du tere bu sa réew soxlaa nga war a mun jiital intérêt réew mi te loolu ngeen doxal tax ma sant waa comité force Covid sant aussi ki ko jiite woon parce que bu ma jëloon ab politicien wala ab
koo xam ne ci gouvernement bi la bokk dinañu wax PT la donc ñu jël benn généralu armée boo xam ne yaakaar naa ne kenn du xalaat ne am na PT ci biir boor wala ci baa boor moom it mu doxal ci wàllu militaire bu baax a baax mbir mi mais surtout mu def ko parce que jàppale ngeen ko moom rek kese du ko doon mën a def lii tam dina tax ñu xam ne bu ñu bëggatee am ndimbal am nañu déjà li ñuy wax benn registre numérique registre national unifié muy RNU boo xam ne bu ñu bëggee jàppale ay néew si doole ba ci limu million ci njaboot ay famille wala million ak lu topp am nañu ko tey ku ne fa mu dëkk gox ba mu nekk téléphone am et cetera loolu lu am solo la pour réew mi lu am solo la pour gouvernement bi parce que booy def dara aussi dangay xam li ngay def fu mu jëm ak naka la fay demee donc ci gàttal lii pratique bu am solo la maanaam doxalin bu rafet la bu ma rafetlu dina tax aussi wax dëgg yàlla lépp lu ñu warati def daañ ko mën a def ci recommandation yi ngeen def te ma tàmbali woon ko ci décret bi taxoon ñu créé comité bi waaye maa ngi gërëm tam gouvernement bi parce que tam loolu waroon naa ko wax ginnaaw bu ma gërëmee partenaires yi parce que doxal nañu aussi lañ leen santoon guddi ak bëccëg ñoom itam ils ont travaillé pour pouvoir donner satisfaction aux directives qui leur ont été données. Jamais en réalité notre pays n'a connu une ampleur aussi importante en termes de mobilisation logistique, de déplacement d'autant de quantité de vivres sur 2 mois pour faire l'ensemble des 553 communes et 45 départements du Sénégal. C'est une opération de grande envergure. D'ailleurs bañ ko jógee ñun am na ay jàngat yu ñu ci am ci wàllu logistique yoo xam ne à l'avenir danañ gën a mën a taxawaat pour faire face à de telles situations kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. li ma wax léegi ci wàllu mbas mi fi ñu toll nii Sénégal gis ngeen li fi xew moo xewaat ci àdduna bi li ñuy wax 3e vague maanaam ñetteelu jógaat bu feebar bi jóg mais bi yoon nag li tax mu doy waar mooy feebar bi dafay soppaliku souvent mooy li ñuy tuddee variant nga xam ne virus ba ñu xamoon dina am lu si changé andil ñu encore ay jafe-jafe te bii nii ñu tuddee ko variant delta moom moo wër àdduna bi yëpp moom nag niñ ko mën a xamee niñ koy mandargale mooy dafa gaaw ci wàllaate moo gën a gaaw yeneen yi moo waral pourcentage bi ñu gis te mosuñ ko gis depuis daaw bu ñu demee ba am ay juróom-ñaar téeméer si bés bi te loolu si kaw rek ñaari junni ak quelque test xalaat leen bu ñu defoon test 20 000 personnes wala 50 000 personnes kon ñaata nit ñoo am jàngoro bi te xamuñ ne am nañ ko te ñu ngi jaxasoo ak ñeneen ñi moo tax ma ne nañu bàyyi xel parce que fi mu toll ni hôpitaux yi presque seen capacité fees na daanaka pour l'essentiel donc nit ñi ñu ngi ci kër yi fagaru moo gën faju ci li ñuy wax surtout nag ci jamono ji kon nañu yokk fagaru bi yokk moytu ndaje yu bëri yi ak jaxasoo yu bëri ak tukki yu bëri yoo xam ne mën na ñàkk surtout nag ñu nekk Ndakaaru maa ngi leen di ñaan wax dëgg yàlla nañu dimbale ñu nekk ci biir réew mi parce que feebar bi bëriwu fa feebar bi fii la nekk kon tabaski jarul nit ñi di fi jóge di dem di lor seeni mbokk dañu xam ne si mbas la ñu nekk ñaareel bi nee naa bu naree continuer nii mu jógee te defuñu si li ci war danañu tëjaat nañ ko defee woon parce que am na fu mbir di fekk di toll ala kuleyaalin dañuy jël mesures yi nga xam ne moom la ñu war a jël loolu moom ak lu mënti jar ci jafe-jafe su fa yeggee daañu ko jël sans aucune hésitation ndax aar dundu doomu aadama yi moo ëpp solo lépp beneen considération bu ñu mënti am liberté ak lépp day fekk nga dund nekk fi kon maa ngi ñaanaat waa réew mi rawatina ndaw ñi parce que ndaw ñi dañ daan wax feebar bi du leen def dara or ñu ngi gis de plus en plus que feebar bi mën na leen yóbbu kon nañu bàyyi xel ci ne di dajee ci plage yi di dajee ci stade yi di
di def ay sëmbaxloo loolu jamono ji dañ ko war a interdire, dañ ko war a bàyyi ngir sàmm ñi ci biir kër gi muy waajur yi muy mbokk yi góorgóorlu it ba bu ñàkk yi ñëwee muy vaccin ñu mën ko def. vaccin yi nag Sénégal mu ngi def kem kattanam pour di jënd mais tey jii même boo bëggee jënd vaccin amul loolu mooy problème bi même boo amee alal bëgg ko jënd amul tuuti benn lañ lay jaay te tuuti ci ay réew ñoo koy def. COVAX aussi def nañ lu rëy mais vaccin yi ñëwul tuuti lañ ciy joxe parce que adduna bi yëpp ñoo ko soxlaandoo kon ginnaaw nag vaccin amul fii ci Afrique wala lii ñëw barewul su ñëwee nañu gaaw dem jël ñàkk yooyu muy benn. ñaareel bi li ëpp solo nag mooy moytu jaxasoo bi te di takk masque fu ñu toll loolu mooy li ñuy mën a suturaal moo ñu mën a mucculoo. kon maa ngi ñaanaat waa réew mi yëpp ñu bàyyi xel ci mbir mi du caaxaan te suñu ko defee yàlla mën nañu si suturaal waaye ñu jàpp ne bu mbir mi amee fu mu toll tëj ba ñu defoon daañu ko defar kooku moom il faut que aussi mu leer soo gisee ñuy bàyyi yëf yi di kii xam nañ ne métti woon na waaye suñu bañ a yegg si foofu faaw ñu fagaru ba suñu borom mën ñu suturaal ci loolu donc mbir moomu laa bëggoon yokk ci sama kàddu te maa ngi leen di sant di leen gërëm.